ganuy liggéeyee ñoom nag ne ñu sàkku si njiitu réew président Macky Sall moo di mu xoolaat seen statut ñaa yëkkati nañu ab mémorandum maanaam seen jàmbat ñu dëxañ ko si ab këyit jébbal ko kon rek ka nga xam ne mooy préfet bu département ba Abdou Diop ay kàddoom du ñàkk nañ ko teewlu si sunu yeneen jotaayu xibaar. desandi ak ñi ñëwee agent de sécurité de proximité ñoom ci boppam seen ab liggéey dañ leen war a gën a jox gëdd loolee nag moo di gis-gisunu ki fi nekkoon jëwriñ ñu dénk wàllum ndaw ñi moom Aliou Sow ministre de la jeunesse la woon mu ngay ñaawlu fitna ga nga xam ne teg nañu ko ASP ni ki démb seen doxum ñaxtu gi te moom sax dafa jàpp ne ko njiitu réew président Macky Sall boo seetee ba sa biir dafa tële ci wàllum utum xëy ci ndaw yi waaye dafa tële ci wàllum ndaw yi ñi nga xam ne war nañu leen kantal fii ci réewum Sénégal la muy recommandé muy ak sàkkuteefam moom Aliou Sow moo di ñu taxawal benn ministère des forces armées nga xam ne ndaw yi la ñu koy jagleel waaye it wàllum service civique national ay kàddoom dafa jokkoor ndey di mendaw ci téléphone. nekk yaakaaru seen njaboot ñooñu boo demee jël leen ay at yu toll nii ñu doon yaakaar am leneen lu gën bu ñu defee la ñu war a def nañ koy xaaree ci ñoom ngeen di fay payoor goo xam ne nii mais tuuti na tuuti goo xam ne mënuñ cee am lenn mënuñ cee sax di yor seen bopp bëgg leen sànni xalaat leen fële ci àll ba duñ ko nangu. doon na jekk tey jii lépp lu ñuy jël ci réew mi man dama doon dem sax ba naan dañu war dem ba taxawal ministère boo xam ne day wàllu kaaraange gi ak takk der yi ak xale yi ba nga xam ne dañuy waajal xale yi foofu ba ku ci jëw dugg aussi lu ñu gisati loo xam ne ngëneel ci wàllu xëy ak ngont ñu jiital ñi nga xam ne nangu nañ def loola ngir askan wi ak réew mi bala ñuy jël keneen koo xam ne ni gënu leen am xam-xam gënu leen bëgg réew mi. gannaaw ñaxtu googee nga xam ne démb ASP jot nañu ko amal moo xam ci diwaanu Ndakaaru Kaolack Ziguinchor ak Kolda directeur général wala direction générale bu ASP gën nañu ab bataaxal ñoom it ngir ñaawlu ñaxtu gu ni mel ndax dañoo jàpp ne kon mboolem kuy yëngu si métier ASP bie boo nga xam ne amuloo droit maanaam ñaxtu comme ni ñu ko defee démb wàcc si mbedd mi daal di yëglu ndax njiitu réew président Macky Sall sax ñu ngi fàttali ni kon am na ay jéego yu nga xam ne jot na ko def jëm ci xoolaat seen statut bataaxal boobee dañ si ànd ak Mouhamed Diop moo ñu koy jàngal. direction générale agence nationale sécurité proximité ñaawlu na doxalin wi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci manifestation ASP yi nga xam ne amal nañu ko niki démb ci talaata gi ci région bu Dakar Kaolack Ziguinchor Kolda ay marche yu nga xam ne kenn autorisé wu ko waaye it seen statut d'engagé civique volontaire mayu leen ko itam agence bi sax nee na comprendre sababu boobu leeg manifestation jamono ji nga xam ne njiitu réew mi moom président de la république ci ab conseil des ministres ci fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 2022 joxe woon na ay garantie ci ñu mën a gaawantu gaaw a defar statut bu yees bi nga xam ne soxal na ASP yooyee ci jëriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi waaye itam entrée en vigueur am ci lu mu gën a yàgg-yàgg juin 2022 njiitu réew mi moom président de la république ba léegi bu ñu sukkandikoo ci direction ASP jël na décision sax faf nag ci wàllu woowee yokkal leen benn atuk engagement civique ngir ñu mën a pare liggéey yi nga xam ne autorité compétente yi ñu ngi ci ngir seen statut bu yees boobee agence ASP yi nag mi ngi rappelé bu baax a baax yéene njiitu réew mi moom président de la république ci jox cër gi mu jox cër wàllug direction boobee di agent de sécurité et de proximité yi te it di sàkku bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo ne di manifester ñu xoolaat bu baax a baax li ñuy def waaye ci wet ga direction bi rafetlu na itam mbooleem seen ASP yi nga xam ne ñoom xam nañu bu baax a baax fu ñuy taxaw ba tax na bokkuñu ci lu jëm ci wàllu manifestation ñuy nemmeeku ci réew mi yépp soxal yooyu léegi agence de sécurité et de proximité. ASP yi ñooñee am nañu njariñ bu ñu sukkandikoo ci Aliou Sow nee na nag dañ leen utiliser wu nañ leen war a utiliser moom bëgg-bëgg moo di député du peuple El Hadj nee na ñu taxawal benn ministère des forces armées de la jeunesse ak service civique national ngir mën leen a gën leen a mën a utiliser ndax am nañu njariñ. bon dinaa ànd ak moom ci benn côté beneen côté xëy na dinaa ko poser question moom Aliou Sow parce que nekkoon na fi ministre de la jeunesse am na ci expérience mais jamono jooju ñun li ñu gën a fàttaliku noté ko ci ay activités am à part rencontre yi ñu doon dem bitim réew yooyu mooy vacances citoyennes. vacances citoyennes waaw. dafa mel ni politique ndaw moom dañu ko lajj bu yàgg man depuis alternance bu 2000 ba léegi gisuma politique bu dëgër bu am doole boo xam ne jëm na ci ndaw ñi du ma wax rek ci nguuru Macky Sall mais li ñuy dig ndaw ñi te yaakaar loolu leen ko te ci cëppaandoo jë du mujj fenn dafa bëri. bi ci des nag damay ànd ak moom à 100% ci li mu ni politique gu président Macky Sall dafa échec ci lépp loo xam ni projet la bu mu teg jagleel ko ndaw ñi. ren président Macky Sall nee na ndaw ñi dégg naa seen kàddu yu jàmbat. am na benn programme bu ñuy wax xëyu ndaw ñi ci programme boobu am na ci 5 junni jàngalekat comme ni ñu ko annoncé woon. xaw ma jël nañu leen wala jëluñu leen. mais jël nañu leen wala jëluñu leen mais en tout cas am na ci ñenn ñoo xam ni déjà ñu ngi commencé di yuuxu ndax anam gi ñu leen jëlee leerul. bu weesoo xëyu ndaw ñi gis nañu fi ay dak
muy domaine agricole communautaire yoo xamante ni bii ndaw ña fa nekk dañuy def ay manifestations directeur ba gis nga ba mu génnee la mu wax explication yu gasax c'est-à-dire ASP yi bu ñu seetee nombre bi ñu recruté woon ak ñi ci des nga xam ni ñi ci nekk sax bëgguñu ko xam nañu seen salaire te tuuti na te it nag même direction bi ak communiqué bi mu génne du communiqué bu am solo. war nañu manifester wala waruñoo manifester yow mi leen di liggéeyloo defal li la war ba ñoom du ñu manifester loolu moo gën a yomb léegi yow ki nga jàkkaar lool muy sénégalais comme yow ñu confier la lépp waa Sénégal nga am mission bu diis yow tam nga am loo leen sant ci li ñu la dénk nga ni leen yow amoo sañ-sañu manifester lu la metti mais li nga def bu mën a xadee ma dinaa ko wax mais loolu mooy lan. loolu mooy wat tax genn wet nañu jéem a soppi laa ni situation ASP yi bu fekkee décret la bu njiit réew mi jël bu fekkee arrêté la beneen bu ministère jël wala lenn nañ fexe valoriser leen ba nga xam ni daañu fayeeku lu ëpp ay fukki junni ak ñaar comme ni ñu koy waxee ay père de famille lañu nit liggéeyloo nit ki lu ëpp juróom-ñetti at toujours ngay jëfandikoo baatu ay volontaire lañu mais yow yaa engagé wu pour fay leen ba noppi li nga leen di fay ak noo ko mënti tuddee xam nga ni fukki junni mënta faste xànc ak morom ma loolee la ñu ne dañu bëgg ñu soppi seen ay situation am na ci ñoom ñoo xam ne jàng nañu def ay concours dugg ci police am nañu def ay concours dugg gendarmerie bari na ci ñoom ñoo xam defi nañu laneen mais ñeneen ñi ci des itam am nañu droit durée d'année bi ñu fa def ñu ni kat bëgg nañu soppi suñu situation nii mais nañ jéem a trouver solution moo gën di def ay communiqué di tontu daanaka seen communiqué bi dafa aajowoon sax jox benn importance boobu nga xamante ne parce que solution la ñuy wut bëgguñu ay kilifa yoo xam dañuy teesante rek ñii dañoo sonn dañoo jaaxle beneen bi ci des mooy nañ ci def très attention wax naa leen ko démb dañu jël ay ndaw formé leen. mais ndaw ñooñu li ñu leen waxoon wax ko Sénégalais ni moom la ñu leen di doyewuñu leen loolu dañu leen jël yóbbu leen ci commissariat yi yóbbu leen ci brigade yi. yóbbu leen ci tribunaux yi yóbbu leen ci préfecture ak sous-préfecture yi ndaw ñooñu di ànd ak police yi di ànd ak gendarme yi ba benn suba ndaw ñooñu am lu leen metti ñu ni waat police yi dem leen ngeen duma leen ñoom ñu ñëw àndal ñu ñëw jàpp leen ñenn ñi ñu duma leen ñenn ñu dóor leen ay lacrymogène gis nga te ñëpp nekk ay jeunes ñu boole leen ñoom ñuy fréquenté chaque jour ñu boolewaat leen ñuy jàkkaarloowaat di xeex ça dafa xaw a paradoxal jaxase googu noonu beneen conséquence lay indi beneen imaginel tey boo doon xëy ci commissariat bi tey ay policiers jàpp la duma la dóor la ay lacrymogène le lendemain juboo am nga war a xëyaat ci même commissariat bi xamante boobu di am c'est-à-dire état dafay fexe ba ay xoli doomi askanam dëppoo mu bañ leen a soppi ay noonu. voilà ASP gis nañ initiative bu nga xam ne doon nañ ko jéem a def sax un ASP un métier loolu bokk na ci initiative bi président Macky Sall également seen direction bi ñu ngi koy wax seen communiqué bi jël na décision proroger engagement aussi ñi nga xam ne seen engagement civique ci at mi donte nag loolee gu appliqué guñu ko ASP yi dañoo yàkkamti am li ñuy jàmbat ci boppam du loolu. waaw ASP yi dañoo yàkkamti wala yàkkamtiwuñu gis nga Mambay texte am na. on est très d'accord. texte am na ñu ne c'est normal lii la loi wax lii ngeen signé lii lañ d'accord ñu ne d'accord nañ ci ok mais dina am moment boo xam ne da ngay jël texte teg ko fële waxtaan wàññiwu la dara gis nga image bi Mansour wax léegi quand j'ai vu les images ASP yoo xam ne dañoo jàkkaarloog seen i naataango ay policiers ñoo xam ne ñoom ñooy fréquentante ñooy nekkandoo ci yenn ci ay poste de contrôle muy ci wàllu tali bi wala ci fu mu mën a doon ñooy nekkandoo ñooy ndékkandoo ñooy añandoo ñooy reerandoo ñoo dëkkandoo sax yenn saay parce que ils passent le plus clair de leur temps ci brigade gendarmerie wala ci poste de police yi ci commissariat de police yi nga war a jàkkaarloog boobu la ASP nga xam ne chaque jour yéenay naanandoo ataaya yenn saa yi nga ne ko yow yaa may defar ataaya tey wala suba man maay ataaya nga jàkkaarloog moom war ko sànni lacrymogène image yu ñu wone sànq nga gis ay ASP yoo xam ne dañ leen a gaañ ci ay manifester d'accord nee nañu ni amuñu droit manifester parce que seen i kayit wala la ñu déggoo engagement la citoyen civique volontariat d'accord bind nañ ko ci kayit signé nañ ko mais am na fooy toll foo xamee ni ndéganikum boobu nga bëgg ñu def ko ne ni dañu dem war a dem ba mois de juin parce que dañ soppi seen i nuñ koy ci statut yooyu mais toogal waxtaan ak ñoom waxtaan président de la république dafa woote ci bi coupe bi ñëwee mu woo opposition bi société civile ñëpp fekk ji ko fële nga xam ne moom mooy ci aéroport salon d'honneur aéroport
militaire Léopold Sédar Senghor pourtant opposition la seen biir xuloo am na seen biir xeexoo am na seen biir mais benn moment dañoo jël loolu yëpp teg ko de côté mais il y a un intérêt national wala un intérêt suprême boo xamee ni moo tax ba ñu mën a ñëw toog ak yow waxtaan ak yow naanandoo ak yow café dend ak yow ci benn canapé ñoo xamee ni peut-être bu doon beneen situation duñ ko def ça veut dire que dina am benn moment boo xam ne da ngay jël lépp luy ay principe ci wàllu woowu wala ay kayit yu ñu signé wala loo xamee ni dañu ko déggoo xaatim ko même ña doon assemblée nationale moo ko signé nga ne nañu toog waxtaan donc le directeur général bu agence sécurité de proximité Birame Faye que je connais bien ci wàllu nit ku yaru la nit ku mën a déglu nit la mais na dellu si déglu nit ñi mooy lan na woo ASP yi woo seeni responsable wala ñoom ñëpp ne leen attention lii mooy situation bi am na loo xam ne président diggée na ko ñu ngi seet nu ñuy def ba le maximum nu ñu mën a gàttalee durée bi ñu gàttal ko ndax lii mooy situation bi duñ leen wax loo xamee ni mënul nekk gouvernement bu Sénégal malheureusement de manière générale lii seen problème te ça se voit également ci jàng ak jàngale mooy yenn saa yi du ñu wax nit ñi dëgg bi maanaam du ñu ñëw ne la Mambay fii laa mën a yem nga nangu ko nga bañ ko nangu lii la sama gafam attan mënuma dem au-delà na loolu leer ñu déggoo ci loolu nga dem ma dem wala ñu seet na leen lu ñu mën a àndee mais waxtaan faw mu am seen diggante buñ ko deful ces manifestations yi nga xam ne dañ koy gis nii ñu def ko et de manière spontanée fépp policiers yi am na ñoo xam ne dañoo jàkkaarloo ak seen i morom ASP nangu ñu leen a dóor nangu ñu leen a sànni lacrymogène parce que ay nit lañu d'abord dañ naan ñii de kii ma bëgg a dóor nii wala kii ñu naan ma dóor ko parce que dafa def rassemblement boo xam ne c'est interdit mais bu ëllëgee ñu war a dajawaat ca commissariat bi lan laa koy wax ça veut dire que ay nit kese lañu ay nit lañu nag nit nag bu ñu taxawee doon ay nit am na foo xam ne da ngay toog négocier ak ñoom ci négocier moom looloo sabab ñuy àddu jëm rek ci leneen lu soxal bi la jotaay xibaar wàllu politique lay doon ndax Bamba Fall niñ leen ko waxee ci ndorteelu bi la jotaay dëggal na boppam ci li tax mu ne dem ànd ak président Macky Sall liggéey li nga xam ne moom mooy goxam tabb nañu ko ministre conseiller jigéñaale njiitu réew président Macky Sall mu dip dogal bu nga xam ne ni démb si ak janox taskatu xibaar yi wax na andi lan moo tax mu doxalee lu ni mel ñu ànd Cheikh Safiatou Ba Ndiaye Baba Diaw. Bamba Fall di assumer confirmer waaye itam yeesalaat kàddu yi mu yëkkati rek ne dafa fas yéene liggéey ci wetu njiitu réew mi Macky Sall. moo ma wóolu téléphone muy ki yor Sénégal te ku mu woo nga wuyu ku mu woo nga wuyu su may wuyu ji Macky Sall dama cee war a tàggu duma bañ loolu parce que ku naa fekkul booy politique bëgg ngaa dégg monsieur le maire honorable député monsieur le ministre wala monsieur le président de la république. mu ni ma lan nga yaakaar ni su ma la ko defoon di nga ànd ñëw liggéey ak ñun man ko président foo ma teg baax na mais nag su ma sañoon di la jege di la conseiller ci li ma xalaat kon su ma nekkoon ministre conseiller dina moom man maa ko wax loolu. moom ministre conseiller bu bees bi ci wetu njiitu réew mi Macky Sall di xamle ni rek boobu leen ndogal daf ko jël rek ngir gën a mën a jëriñ askanu Médina bi nga xamante ne rek mooy maire bi. man mi dawul ci gannaaw dara man mi ni mandature bi du mandature politique mandature liggéey la. te liggéey bi may liggéey li ma Médina jox def naa ko mais li ma mënul état war ma cee jàppale ñu bëgg ma nekk noonu état jël Médina di ko dóor ci kaw état mais Médina moo ciy souffrir. lu ni mel ministre porte-parole bu gouvernement bi Seydou Gueye kontaan ci loolu moom Seydou Gueye mujj naa sax reconnaître leadership bu Bamba Fall ca Médina. histoire bu nit dañu koy nangu yow la yàlla def nga nekk fi le maire am mandat delluwaat ñu renouveler waat ko nga am fi ñaari mandat. leaderu mouvement Médina si xol xam le ni rek avisé na njiitu mouvement gëm sa bopp di coalition bi nga xamante ne rek moom la àndaloon ci jongante local yi. Bamba Fall maire bu Médina tabaat nañu ko defaat ko maire ba noppi te président Macky Sall tabb ko def ko ministre conseiller waa gëm sa bopp ña mu àndaloon ci jongante goxaan yi nee nañu da leen a trahir seen mandataire national ñu teewlu ay kàddoom Kalidou Niass. ànd boobu nga xam ne ànd nañ ko ak moom ñu sanctionné ko positivement moom mooy liste bi jàll waaye bu ñu demee ba diggante bi nga xam ne toogaguñ sax ak moom ñu xëy dégg ne Bamba Fall dem na wuy ji Macky Sall fal na ko dama ne loolu jaaxle la ba pare rus la waxaatul ak ñun toogaatul ak kii parce que am na ay organes yoo xam ne ñu ngi ci biir gëm sa bopp mais moom toogagóor ak kilifa yooyu pour ñu seet saytu donc loolu dama ne war lay doon bés bu nekk ñi teg ay coup loolu day na pour wane ne ñun ñu ngi ci opposition bi ci duñ ci jóge donte dañ ci coppet ay responsable tey Bamba la waaye du tey Bougane moom fa mu nekkoon ci xolu Sénégal yi du fa mos a jëm
lëkkaloo gi dox si diggante Bamba Fall ak président Macky Sall ani kan moo si gagné loolu aw laaj la bu samp beneen laaj moo di ani la la Macky Sall di yóotu gannaaw ba mu tabbee kii di Bamba Fall ministre conseiller ndax dafa bëgg maanaam jël Médina def ko ci xolam ni mouvement boobee Médina ci xol bu Bamba Fall waaye it ndax daf ko bëgg rey ci wàllu politique tontu li ak Fatou Abdou Ndiaye. Bamba Fall fas yéene liggéey ak président de la République Macky Sall maire bu Médina ñu tabb ko ministre conseiller ci wàttu njiitu réew mi tabb boo xam ne ay laaj yu bari samp nañu ci lan lay gagné moom Bamba Fall ci li nga xam ne ñenn ñi dañoo jàpp ne transhumance la ndax dafa nekk di waajal lu jëm ci soppi comme ci wàllu politique lu mu ci mënti doon socialiste bi jege woon lool Khalifa Sall ñu xam ko ci rek mën a wax li mu xalaat ak di ko jëfee firnde gi bokk na ci keroog 2014 ba mu jàkkaarloo ak juróom-benn ministre ñoom ñëpp mu daan leen nu ni melit la def ci élection locale yu mujj yi waaye tey dogal bi nga xam ne jël na ko dem fekki mouvance présidentielle mel na sax vote bi nga xam ne doomu Médina votel nañu ko moom la daal di foqarti jox ko président de la République Macky Sall ci côté nguur gi moom président de la République mën naa retaan ba kekk ndax fekk si bi nga xam ne Bamba Fall fekk si na ko ndax du nuru luy xaajale ak dëddale opposition bi bu nu gisee ne Bamba Fall amoon na solo lool ci kujje politique gi nekkoon taxawu Dakar dem ci élection locale yi ci coalition gëm sa bopp ci leeral ndax Macky Sall nekkul rek di dini dëkk boo xam ne dafa nekkoon ci tànkam ngir mën a waajal élection législative ndax Médina solo si nga xam ne am na ko lu mu ci mënti doon stratégie bi nga xamante ne wane na ko ndax dina doon stratégie boo xam ne la mu ca yaakaar dana ko am ci législative yi bu ñu gisee ne transhumance am na fi yoo xamante ne la mu indi baaxul bokk na ci Moussa Sy mi perte parcelle Idrissa Seck bi nga xam ne waa Thiès dañu ko gëqi ba élection locale yi wane na ko. ayca mu ngoog coalition gëm sa bopp ni ma ko waxee est-ce que mën na doxee jógee ci lii nga xam ne moom mooy li ko daal jëm ci gën ci am expérience ak it lëkkaloo gi dox si diggante président Macky Sall ak Bamba Fall ëllëg kan moo si mën a gagné. non ñeneen a ngi ñëw. am na ñeneen ñëw Macky Sall Bamba Fall la ñu wax mais dans cette histoire là mooy li ma wax sànq Bougane Gueye ak coalition gëm sa bopp lenn la ñu mën a def xam mooy lan. gis nga boo demee ci làmb di bëre ñu dóor la ñaari coup nga génn saako yi yenn saa yi c'est une manière pour yow nga defarwaat duggaat ci biir seet neneen nooy taxawee il faut nécessairement que moom ak coalition déjà na jàpp ni y aura d'autres départs ci biir coalition parce que am na ñoo xam ne dañ ko jàppee woon appareil politique boo xam ni daf leen day ànd ak ñoom wala dañuy ànd ak appareil boobu pour am benn gain ci wàlluk élection territoriales yi am na ci ñoo xam ne am nañu seen i mairie wala ñu am ay poste conseil mais am na ñoo xam ne buñ ci noppee c'était juste ponctuel la woon li ñu naan àndu circonstance la woon pour benn objectif boo xam ne dañu ko amoon mais c'est tout à fait normal c'est un parti politique boo xamee ni wala une coalition boo xamee ni début bi ce n'était pas un parti politique mouvement la woon philosophie la woon mu am benn virginité sur le plan politique boo xamee ni day tax ba lépp luy dal ko moom mais xam nga lii lan lay gën a prouver également que Yewwi Askan Wi a eu raison ci lu bari raison bi mooy dañoo ñëw ne ni képp kuy bëgg a ànd ak ñun na signer benn charte boo xamee ni yow doo jéggi charte boobu doo def lu mooy charte boobu loolu pour lan noonu pour sécuriser li nga xam ne moom mooy seen coalition tey ci landerneau politique bi ak li nga xam ne moom mooy ay défection yi am ci biir gëm sa bopp te di am tamit également ci biir beneen coalition bi di wallu muy bu parti démocratique sénégalais nga xamee ni dina am ñoo xam ne tamit ils vont quitter pour dem rejoindre soit Yewwi Askan Wi wala ñu dem rejoindre ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall c'est un jeu politique ci seen biir ñoom seen bopp mais li muy gën a prouver mooy tey nii Yewwi Askan Wi reste benn coalition boo xam ne ni moom moo gën a fort ci wàllu opposition parce que ñoom dañoo seet nu ñuy sécuriser ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir Yewwi Askan Wi pour justement éviter yenn erreur politique yoo xam ni gëm sa bopp tey def na ko ak coalition wala ñi mu àndal ci wàllu coalition boobu gis nga ñi ngay dégg ñu ciy wax nii sax ci biir gëm sa bopp wala ci yeneen i coalition may leen tuuti am na ñoo xam ne amuñu beneen objectif ndax peut-être élection territoriale moo nekkoon seen objectif jàpp nañu ne législative mën nañu ci am dara donc duñ ci dem mais bu ñu amee fenn fu ñu mën a teg seen bopp ñu mën leen ci am loo xam ne dañ ci am ci wàllu weccit ils vont rejoindre et ce sera valable pour d'autres partis donc c'est à gëm sa bopp Bougane Gueye Dany de sécuriser aujourd'hui sa coalition ku mu mën a indi dina ko indi bu mënee dem pêcher dans parce que y a des frustrés de l'APR maa ngi koy wax am na ñoo xamee ni ñenn ñi yónnee nañ ma sax message naan ma mais Bougane suñuy woowee ñu ànd ak moom
parce que ci biir Médina am na ñu nekk APR ñoo xamee ni doxalinu seen njiit di président de la République dem jël koo xamee ni dafa mës a nekk opposition sa kanam gañe ñi nga fa tegoon ñëpp ci ay ministre ba pare ñëw yow gënoo dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy ay responsable APR ci biir Médina nga gën leen a suufeel ndax jël doole jox ko koo xamee ne seen opposant la woon ñooñu ay frustré lañu mais il faut juste ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi surtout gëm sa bopp mais mu seet nu muy def ba capté ñooñu nga xam ne ay frustré lañu ci biir Benno ak ci yeneen i coalition lii dafay dëggal ne kon li ñuy wax ne politique du diine du tarixa ku si nekk sa intérêt ngay xool calcul yi fu mu la arrangé rek ngay dem gis nga Bamba Fall démb dëggal na si ay kàddoom mu wax ni li ko tax a dem du lenn lu dul xool intérêt Médina ndax suqali Médina développé ko moo ko tax a jóg te loolee il faut nga jege état moom noonu la gisee El Hadj. maam naan sàngara sax dafa war a ànd ak éthique. sàcc sax daa war a ànd ak éthique. du diine moom man du ma cautionné loolu. nit ki fu mu war a ànd war na fu mu war a nekk ci àdduna war na jéem a incarner benn personnalité boo xam ne dina sàmm deram tey sàmm deram suba. lu am solo la. man damay gisee sax beneen côté boo xam ne xëy na dinaa wuteeg ñu bëri ni ñuy xalaati ci ëllëgu coalition Gëm Sa Bopp. parce que dañu jàpp ni xëy na dañ ko jëm paaka xëy na dafa metti ci moom mais xëy na ñu bëri ñi mu àndaloon dem ci élection locale yi ñu bëri ci ñoom moom moo leen sauver pour ñu mën a bokk ci élection yi. kon moom du victime. c'est ça kon moom mënut a nekk victime daf leen dimbali woon. jox leen bannière. c'est ça daloo leen xajal leen. jàppandale leen appareil la woon c'est ça. donc mënut a nekk victime parce que appareil boobu noyau dur mu ngi fi. yaxu yamar kii gi nga xam moo ŋànk yëf yi philosophe bi gëm-gëm bi mu ngi fii kon bu ñu jàpp ni xëy na déception la wala kii daf leen trahir wala kii daf leen non parce que tey ñi dem ñëpp duñu ay militants wu Gëm Sa Bopp par contre Gëm Sa Bopp daf leen dimbali woon pour ñu dem ci ay élections choix wu politique ku nekk sañ na ko parce que gisoon nañu fi ay choix dem manqué wax ay jamono Abdoulaye Wade bi ñuy nekk ci ay nguur mais man ànduma ci choix wu Bamba Fall li tax ànduma ci mooy démb ci suba mën naa ko cautionner ak démb ci ngoon mais bi ma gisee Seydou Gueye ci wetam man bu ma laajoon conseil dinaa ko mën nga def sa conférence de presse joxe explication te doo nekk ci wetu Seydou Gueye xam nga la moo tax daaw ak daaw jéeg dafa yàggul bi Seydou Gueye taxawee ci buntu mairie Médina saaga ndey waa Médina ak mairie ba ni faaw mu dugg ci biir mairie bi loolu dafa yàggul tiraillement bi mujjee am ci bi ñuy tànn candidat ci élection locale yi diggante Seydou Gueye ak Cheikh Ba donc mun nga jàppale nit te doo simmi sa veste ci wàllu politique tey Khalifa Sall dafa am partem Ousmane Sonko dafa am partem Déthié Fall dafa am partem Babacar Diop dafa am partem Moustapha Guirassy dafa am partem Aïda Mbodj dafa am partem dañu taxaw sos benn coalition amul kenn ku simmi sa mbubbu parti ba ma faal egg na ci pointure boobu tey waroon na moom am lu mu créé biir Médina lu mën a tas bas ba nekk national ëllëg mu seet ku muy àndal ci wàllu coalition mais gisuma woon ci déclaration moom Seydou Gueye nekk ci wetam xam nga Moussa Sy bi ka Macky Sall jëlee daf ni dafa dem seey Idrissa Seck dafa seey mais boo amee xalaat ci wàllu pour nga xam ni seey gi maintenant du njiglaay ci Sénégal est-ce que kon damay dem seey wala damay taxaw lu dëgër loo xam ne bu fekkee Samuel Sarr amul parti politique kan lay jàppale Macky Sall mais seey loolu partem buy def conférence de presse am waa APR duñu fa dem Oumar Sarr amul parti politique am fu mu nekkoon du PDS est-ce que buy def ay yëngatoom waa APR dañu fay ñëw non dafay incarner Ablaye Balde la même chose Ablaye Balde bi mu demee ba xaw a layamal ci partem Fissel dëgg ànd na ak APR doon mburu ak chocolat gis nga li ko ci arrivé c'est-à-dire que nit ki mun nga ànd ak moom ci benn idéologie boo xam moom ngay doxale mais te doo seey ci partem c'est-à-dire couleur gi say duggee couleur jotaayu Bamba Fall mais moo ko gën a laso da koo laso da ko peinture man bu ma ko doon conseil man nga am non bu waa APR nekk ci sa wet mais reliement la transhumant la boo xamante ni bii dafa cautionné daa am caution voilà c'est-à-dire loolu moo metti waa Médina mais du woon dem nekk ministre conseil wala di xelal président Macky Sall wala ànd ak moom ci benn projet pour doxal Sénégal wala ci benn mandat mais bu fekkee da nga def ralliement nag ñëw ci biir parti ba
foofu loolu mooy problème bi. ok alors sànq ji ngeen nga joxe information bi jëm ci révision exceptionnelle bu liste électorale yi dañu koy door lundi altine juróom-ñaari fan ci weeru mars parce que nekkoon daal kepp alxames fanweeri fan ak benn ci weeru mars Birahim donc lépp mi ngi soxal wàllum législative yi. mais loolu mooy liggéeyu parti politique yi actuellement. gis nga coalition yi ñii dañu jël waxu Bamba Fall rallié na Alioune Mar ñu ngi ko ci njortu. waa Pikine ñu ngay seen conseil yu gëm sa bopp yóbbu li war a nekk tey liggéeyu coalition parti politique yi surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir opposition bi am loo xam ne dañu am mbébétu def ko muy élection législative yi ñu bari ñu ngi wax naan ni wàllu dem na ba sàkku ci yeewi askan wi nañu taxawal une grande coalition ñoo xam ne ñun ñëpp dañuy àndandoo pour dem ci élection législative yi tey gëm sa bopp liggéeyam xam nga lan la war a doon na ko Bougane defee woon depuis le début def une tournée nationale di dem ci gox yi gën a sori ci biir Sénégal yoo xam ne ñun ñi nekk ay sénégalais am na suñu bari ñoo xam ne xamuñu woon gox yooyu sax ci carte bi sax doo ko ci gis mu dem fa tey liggéeyam xam lan la war a doon fexe ba ci lu jëm ci révision exceptionnelle liste électorale yooyu fexe ñi primo votant yi ña war a voté ji ñi nga xam ne dañu am lu ñu war a soppi ci seen i carte d'identité di ay carte d'électeur également yu CEDEAO mu fexe dem ba ci ñoom mën a waxtaan ak ñoom def travail boobu nga xam ne moom mooy liggéey yeewi askan wi tey liggéeyam mooy fexe ba ci révision exceptionnelle liste électorale yooyu ñu am le maximum d'électeurs wala de potentiels électeurs fexe woo nit ñi ñu dem ñi nga xam ne ay primo votants lañu def le même travail parce que attention Benno Bokk Yaakaar va faire ce travail fii ngeen di nekk di xuloog di xeex naan dem na fii ak demul fële trahir na ma trahiruma booba temps ñoom ña ngay wut nañu amee yeneen i primo votant ak ñoo xamee ni war nañu soppi seen i carte d'identité ba ñu mën a voter bokk ci élection yi ñu jëm parce que li ñu bëgg mooy lajji bi ñu lajji ci yenn gox ci élection territoriales yi ñu bañ ko lajji ci élection législative yi parce que territoriales yi weesu na liñ naan coupe d'Afrique bi weesu na jël nañ coupe bi lan moo ci des mooy dem ci élection législative yi mooy coupe d'Afrique bi weesu na nañ dem ci élection nañ dem ci coupe du monde bi la koy indi nag mooy fexe defarwaat fàtte ni am na loo gagné ak loo perte mais pour loolu nag waxum politiciens yi dem na ak demul loolu mooy tax ba nga jëm gagné élection législative yi de. surtout Elage ñi nga xam ne mooy primo votant yi ñi nga xam ne en fait mënaguñu woon voté wala jotuñu voté ci li nga xam ne moom mooy local yi donc législative yi mën nañ dem bindu jiwaat saytuwaat seen i kayit ngir mën a bokk ci élection yi. gis nga maam loolu suñu rôle yi. rôle gouvernement bi la. ministère de l'intérieur rôle parti yi ne ci opposition bi la ni leen lu weesu juróom-ñaari fan ci weeru ci mois de mars bii ñu dëgmal ba fanweeri fan ak benn. am na décret bu jàppandalaat ñu ubbi liste yi. képp koo xam ne bëgg ngaa voter te cette identité ñu defoon ci ne pas voter. am nga jàppandal dem rectifier loolu parce que da ngaa defarloo woon sa identité ca brigade ya wala ca commissariat ya maintenant da ngay demaat ci liste électorale ya nga binduwaat ngir nga mën a am carte d'identité bu ànd ak carte électeur bu lay jàppandalal nga voter campagne boobu nag presse baa ngi ciy def lu mu man mais li ci des nag rôle ministère de l'intérieur la wante itam ak parti politique ak coalition yi nga xam ni bëgg nañoo dem ci élection yi seen tournée yi ñuy def seen discours yi ñuy def seen conférence yi ñuy def yépp nañ ko teg fu leer nañu dem wax ak nit ñi dem leen bindu ji bu fekkee di ngeen mën a voter di ngeen am 18 ans bu lu weesu juróom-ñaari fan ci weeru mars dem leen bindu ci li amoon ci coow leer na mooy am carte d'identité ñu naan la mënoo voter wala yeneen ñol-ñol yi amoon ci ay résidence ak yu mel noonu révision liste électorale ubbi nañu ko le 7 mars. nañ ko def seen yittey bopp fexe ba seen ay militants voté parce que loolu c'est-à-dire vote dafa am solo dafay jox légitimité ki ñu fal. nombre électeurs yi bu bare quoi daf koy jox légitimité benn ñaareel bi ci des nit ki dafa war a voté bëggee voté da ngay am sañ-sañu di fal di folli te gis nga ñii def politique ci Sénégal foog ñu xamal leen ni. ñun ñooy fal ñun ñooy folli Sénégalais ne toujours li ñu koy bàkki mooy mun naa folli mais mënut a fal. mën naa folli mais mënut a fal mënul fal. boo gisee loolu mooy tax ñu bëri accidentellement la ñuy faloo. looloo tax ñuy fal ba noppi yi dem di ci am ay lu leen metti kon boog nañu fexe mën a fal comme ni ñu mën a follee li koy sabab nag mooy ñu dajale carte électeur yu bëri nañu dem bindu ci liste yi. loolu nag ñaax la gu ma jëmale ci
parti surtout opposition yi nañ fexe ba seen militants yëpp voté ji. Inscrit ci liste électorale. En attendant ñun presse bi yëgal nañ leen ko. ndax bokk na suñu liggéey tamit ñu leen di joxe information bi donc. dem leen bindu ji dañ koy le 7 mars la ñu koy door ay ca 8h40 et le député du peuple. kon rendez-vous bi ci tës la. ci kanam tout à l'heure. waaw ci kanam maa ngi lay xaar foofu. tout à l'heure bi ñu doxal. ba ci kanam incha allah ay massage lañ doon waxtaanee ci tës bi. ay massage. massage. wala Birahim mel ni ku xamul te xam na lépp ay laata ñu tàggatoo dañuy dem ci Fatoumata Diop ndax ci tiit noonu mën ngeen libéré wu garaaw. tey dossier bu garaaw laa lay indi. benn dossier bu garaaw nga andi. waaw loolu faaw ñu waxtaanee ko après ci tës bi. kenn du El Hadj le député du peuple. ay ndax xam ngeen ne kon ni ñu leen ko waxee ci tiit yi rek observatoire national de la parité ñoom nee nañ juróom-ñett fukk ci ay cas la ñu am si ay gox-goxaan yi nga xam ne respecté wuñu parité bi looloo sabab nee nañu nag jokkoo nañu Cheikh ministre de l'intérieur ngir nag loolee ñu daal di koy rectifier ñu ànd Cheikh Fatoumata Diop. fukk ak juróom-ñett ci ay jigéen maire ñett ci ay jigéen conseil département moo jukkee ci élection municipale yu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier gi ay lajj-lajj yu bari ñu nemmeeku ko ci bu ñu sukkandikoo ci njiital observatoire national de la parité ci wàllu violation. ndax gis nañ ne ci département yi 46 départements yi ñeent fukki ak juróom-benn am nañ ci juróom-ñaari cas yi nga xam ne parité bi respecté wuñ ko ci communes yi. am nañ ci tey lu ëpp juróom-ñetti fukki cas ci communes yi ñun nag ñu jàpp ne loolu mu ngi bëgg a jéggi dayoo. ONFP sax ne saisir nañ jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon ngir autorité administrative yi ñu daal di veiller ci wàllu wu ni mel. moo tax ñu leen di ñaax pour ñu dellu si waat defaraat bureau yi ñi nga xamante ne jotaguñoo agsi foofu ñu leen di ñaan ñoom itam buñ ci agsee ndax am na ba léegi ay mairie ak ay département yu nga xam ne des na. ñu respecter loi bi. préfet et sous-préfet. ab progression bu yem la ñu nemmeeku ci élection yi ak jigéen yi nga xamante ne tabb nañ leen comme maire mu mel ni nag njiital ONFP nee na du tee dinañ ubbi seen ab gët ngir ñu respecter loi bi ñeel wàllu parité. jaajëf ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram ak Pape Mante Mboup.